asalaamaaleykum seen émission seen jotaay tey nag ñu ngi koy seq ak El Hadj Niang armateur consignataire nekk nag ci port bi El Hadj maa ngi lay nuyu. ñoo ngi lay fay ay dara. fi ñuy dooree laaj yi nag mooy daal lu jëm ci wàllum coow yu bëree bëri yoo xam ni am na ci wàllum seen diggante ak it waa GPS bi waaye tamit lu jëm ci wàllum licence de pêche yi problème mu Alioune Ndoye en tout cas coow li daal moom xam naa ni moom bëri na fi. fa ñuy dooree laaj yi rek mooy nag lu jëm ci wàllum bateau étranger yi dañ naan waaw ay bateau dañuy ñëw ci géeju Sénégal yi napp jën yëpp dem te duñ fi bàyyi dara est-ce que loolu mën nga expliquer Sénégalais lan moo xew. jërëjëf Ahmed Aïdara ñoo ngi lay gërëm di la sant si opportunité bi nga may pour ñu répondre si question yi nga énuméré léegi. di nuyu waa Sénégal yëpp di leen masaw ci feebar bii ñu dal. ñaan yàlla teg ko fi ci jàmm ak salaam ci diir bu gàtt a gàtt di leen baalu àq ci koor gi weeru koor bi question yi ma laaj léegi danaa ci am sawarte trop pour tontu ci comme ni ngeen ko xamee rek wax ji bari na fan yi ku nekk gi dem ci télé bi di wax ak télé bu la neex dem di wax ci affaire navire étranger yi nga xam dañ nekk Sénégal. am na ñoo xam nag dañuy jaawle dañ def ni étranger rek mooy chinois ma bëggoon xamal waa Sénégal tey ni leen si milieu de la pêche bi nga xam ne moom la ñu xam te man ma yàgg fi depuis 76 quand je sors de l'école ba léegi maa ngi fi donc ça fait 40 et quelques années fii ku ma fi gënul yàgg gën la ma fi yàgg te j'ai gravi tous les échelons jusqu'à devenir ce que je suis aujourd'hui donc ñoom nag ñuy def amalgame di wax bateau étranger ak bateau chinois ñoom pour ñoom étranger rek mooy chinois te Ahmed boo may léegi lu tiir bu gàtt comme temps bi dafa xaw a xat mën naa la nga may ma rek ma limal la ay bateau yoo xam ne Sénégal dañ koy dégg ñu xam ndax bateau yooyu bateau sénégalais lañu wala bateau étranger lañu nga may ma limal si kenn rek damay commencer si bateau yi ñuy jeeñ ni ñun bateau chinois la Fu Yang Yu Sheng Yang Catherine Anne Laurence Marie Nuevo Solar Marco Antonio Bragadani Adja Fat Sakho xam nga li ma naa la gaal yëpp dégg nga ci italien dégg nga ci français dégg nga ci sénégalais te pourtant bateau yëpp ñoom nationalité sénégalaise la ñu am léegi donc ñoom lu tax ñuy jël bateau bu nga xam ni dafa am tur à consonance d'un pays rek ñu bëgg ni loolu rek moo fi étranger waaw loolu laa bëggoon mu leeral seen bopp bateau étranger dañuy ñëw fii collaborer ak ay sénégalais. créer seen ay société ñu nekk de droit sénégalais dafa am loi yu mu teg pour nga am bateau bu nekk sénégalais dafa am critères yoo xam ne si ngay jaar de A à Z boo ko amul ilaa yombi diin doo mën a am nationalité sénégalaise. te conditions yi sax li ñu xool ñun bi ministre bi ñëwee léegi ministre bu bees bi monsieur Alioune Ndoye daf ñu ko gën a dëgëral dafa gën a dëgëral affaire bi gën ñu mettre affaire bi moom ak ses services notamment la DSP la marine marchande dañu gën a sévère critère de nationalisation dañ ko gën a dëgëral parce que man depuis 40 ans maa ngi naturalisé ay bateau mais bi ministre bi ñëwee léegi li ñu dëgëral nii mosuñu ko gis dans notre vie man fekk naa lu mot au moins 6 ministres des pêches mun naa la limal seen tur mais ministre bi ni mu dëgëralee critère d'attribution bi c'est extrêmement difficile donc toutes les sociétés qui ont été créées légalement dañ naan la jaaral fii nga am sa licence boo ko deful doo am sa licence doo nekk sénégalais. mais li ma la bëgg a laaj daal mooy. problème bi. maanaam fan la féetoo parce que seetaan nañu Sayer Seck tam ñëwoon na ci télé bi sax di wàllum Sen TV. ñii ànd ak ay français ñii ànd ak ay chinois ñii ànd ak ku nekk ku la neex nga associé lan mooy problème bi. wala chinois yi bi ñu fi ñëwee dafa yàggul wala français yi ñoo ëpp doole. ñoom daal pour nga leeral diggante boobu. ñoom daal ñoo stigmatiser benn xeet. waaw bëgg leen ni ñoom rek ñooy étranger si réew mi. mooy ñan. mooy chinois yi bëgg leen stigmatiser mais moom gay pes boobu
ay doomu ndey laa fa am man tolloo naa diggante ñu béykat am na ñu bari ñu ma fa jàppale ñu ma jàppale man du ma ko nëbb sama ay xarit ay doomu ndey ñu ma jàppale bu baax a baax mais dafa am ñoo xam ne dañ siy génn di wax lu ko neex si télé yi te moom boo xoolee société am moom ay tubaab a ko bokk nga xool ko yeneen société gay pes yi ak ñoom espagnol la fa nekk yii ñoom italien yii ñoom ay portugais yii ñoom ay race yëpp daal ñoo nañ fi fexe ba dugg Sénégal ba def ay société de droit sénégalais des sociétés mixtes de droit sénégalais ñuy liggéey si jàmm. mais lan mooy problème bi léegi ba chinois yi coow li am. problème bi daal ñoom dara amu ci. ñoom dañu ñëw innover indi fi lu bees wala dañoo ñëw accaparer marché yi wala comprendre. Ahmed dama la ñaan rek boo amee temps bu la ko yàlla mayee. waaw comme yéenay lay vous êtes les médias yéenay tasaari dëgg yi yéenay génnee li ñu nëbb ak yéen ñu ko nëbbul dama la ñaanoon benn bés rek nga ñëw sa télévision nga ñëw si port bi nga def micro trottoir nga laaj ban apport la fi bateau yi ñuy wax étranger indi dama wax chinois rek tous les étrangers y compris les espagnols les portugais les grecs les coréens li ñu indi si port bi parce que ñun man armateur Sénégal depuis 1900 et quelque maa ngi am sama bateau boo xam ne maa ko moomal sama bopp léegi port bi deewoon da nga daan toog une semaine ñaari conteneur ñetti conteneur ñooy génn mais ba fii ñi ñuy wax stagnative ñëw léegi ñooñu ñaata conteneur mooy génn on a plus de 30 conteneurs par jour. chinois yi ñooy léegi. ba chinois yi ñëw léegi am nañu plus de 30 conteneurs yu génn par jour man su doon léegi li ñu toog ma yóbbu la sama gaal maa ngi am 4 gaal yu débarqué da ngay dem doo da ngay def ni marché bu tas la wala marché bu tas la ndax nit ñu fay liggéey. mais est-ce que nekkul ne loolu moom moo waral affaire fiiraange gi dugg wala coow li. non fiiraange gi yëpp dafa am ñoo xam dañu bëgg am monopole bi. dañu bëgg monopole bi. ñoom ak seen i partenaire kese. ñoom seen partenaire du ma wax seen partenaire ki si ëpp li muy wax moom moo am benn monopole bu nga xam ni moom rek moo ko moom rek moo am zone bu nga xam ni moom rek la fa fukki gaalam ak juróom-ñett comme ni ko suñu kilifa bi waxee fukki gaalam ak juróom-ñett si zone boobu la ñuy nappee presque 80% gaalam foofu la ñuy nappee te ay dara ma leer la leen zone boobu mooy zone bi nga xam ne moog looci yi ñoo ko bokk gaal looci suñu mbokku lébu yi dem na ba monter leen ñuy wax mais ñoom dañ leen bëgg induire si erreur parce que zone boobu ñoom seen gaal yi mën a dem c'est à 6 kilomètres des côtes à 6 kilomètres des côtes gaalu waa ji rek moo fay napp toujours mu yàqal fi ay mbaal ay borom looco yi làqale seen mbaal bu mu borom mbaal yi laajee 3 millions mu jox leen 200 000 300 000 moo ëpp dossier contentieux actuellement li may wax ñoom nañ dem waa DSP ñu laaj leen ko wañ laan ka keneen monopole la bëgg te monopole boobu duñ kan nangooti Ahmed man sama gaal bu ñëwee suñu gaal yi ñu yore ñun bu ñëwee gendarme kii police dafa yéeg douane yéeg fa agent port yéeg fa santé yéeg fa ñoom seen groupe boobu am na koo xam ne gaalam kenn du fa yéeg maa ko wax fii tey ñëpp di ko dégg kenn du yéeg si gaalam yooyu et je mets au défi kii comme ma prouver le contraire. ah lan moo tax xanaa kenn xamu ko. xanaa autorité yi mais kenn xamu ko kenn xamu ko dafa am 2 poids 2 mesures. kenn xamu ko man mi nga xam ne def naa 40 port bi dinaa ko wax tey jii ñëpp déggandoo ko am na gaalam yu nga xam ne kenn du fa yéeg kenn du fa yéeg kenn du fa yéeg kenn xamul lu tax. mais loi terewu ko moom mu daal di yaatal espace am xam nga commercial am moom. non du affaire commercial comme que bëggoo tudd turam. bëgguma tudd kenn parce que comme ni ma la waxee waa Gaypes sama ay nawle fa nekk sama nawle fa nekk ay nawle yu baax a baax mais dafa am koo xam ne mooy si génn du ñuy stigmatiser toujours dafa ni moom champ bi daal toolu géej gi daal moom moo ko moom te loolu nag duñ ko nangu dëgg day évoluer ñun ñëpp ñu nekk acteur de la pêche actuellement léegi ñun ñëpp employé la ñu commencé ba yàlla def ñu teraanga yu ñu defal tey ñun ñëpp amul kenn ko mën a weddi si Gaypes ak keneen bi ñu weddi ñun ñëpp employé la ñu commencé mujjee ji foofu ku nekk di bay sawaar ñii am ay partenaire espagnol ñii am partenaire français ñii am partenaire portugais ñii am ay grec ñu associé créer seen société loolu moo fi xew. mais lu tax sénégalais yi ñoom duñ associé entre eux comme yéen ni ngeen di waxee nii. ma wax la nag ñii féete fii ñii féete fii. ay dara laaj nga ma question boo xam ni dinaa la si sawar a tontu dafa am lu may leeral sénégalais yi rek. dama ñu la mun naa la limal fii parce que il faut muy tudd tur. dama ñu la fii Sénégal mun naa la limal ñi fi moom seen bopp te bokk ñu ko ak Sénégal bokk ñu ko ak étranger. ma wax la ko boo ma mayee ma wax la ko. bismillah. Mamadou Seck armateur
moom gaalam 100% bokk ak kenn Cheikh Faye moom gaalam 100% bokk ak kenn El Hadj Niang man mi di wax yow sama armement maa ko moom sa bokk mu ak kenn Ndiaga Samb moom gaalam 100% Ndeye Gassama suñu jigéen yu baax yooyu Ndeye Gassama moom gaalam 100%. Adja Fenn Mbengue moom gaalam ñun ñii la Sénégal amul keneen ku ñu rax ñun ñii la ñoo am suñu gaal boo xam ne bokk ñu ko benn doomu aadama ñun ñoo ko moom à 100%. yeneen sociétés yu mag ne ñoom ñëw créé ëpp ñu doole def ay joint venture ak yeneen sociétés créé des sociétés de droit mixte Sénégal bi day am 51%, kii moom. étranger moom 49%. kooku loi bi moo ko may sénégalais te ku loi bi may loolu société bu am de droit sénégalais mën nga am droit ñaan licence ku nekk am nga droit ñaan licence ki remplit ces critères là mën nga ñaan licence soo demee licence da ngay bind demande de promesse da nga naan ministre bi may ma yaakaaru licence sama wolof leerul mais da nga naan may ma yaakaaru licence moom ngay def demande boobu boo ko defee ku mu neex nga bind ku mu neex nga bind laaj ku mu neex rek mën nga bind laaj demande licence n'importe quelle société bu am droit destiné à la pêche mën nga demander licence mais ku demander rek tax nga am soo gisee coow lu ko waral war fan yi muy topp di dal ministre bi di ko wax lu ko neex mais ministre bi joxewul benn licence bi ñu joxe licence yi mu fekkoon fii sax ñu nekk en bonne et due forme ministre daf si teg loxoom signé lu ko kenn parce que dafa bëgg ëlmbët yëpp door laa signé sa papier waaw léegi nag amoon na fi 52 demandes de licence mais ku demandé taxul nga am coow li ko indi yëpp benn commission la ñuy créé Sénégal dafa am benn commission bu ñëw commission consultative de délivrance des licences ministre bi day ñëw jox leen document ñu leen étudier ma document bi ngeen xool ñi demandé licence mais ñooñu bu ñu demandé dafa am critères yi ñuy taxaw kii ñaata at la yàgg si kii bi kii ñaata at la def si métier bi kii est-ce que am na kii am na usine wala am na leen ñu door la ne jox soumettre ko ministre bi mais bu ñu defee ministre sax ministre bu ko neexee jël papier bi teg fële ku nekk xam nga état ni muy tax bu ko neexee teg ko fële mais ministre bu la fële ministre day seen avis ministre da si tenir compte parce que man def naa demande plusieurs fois demande licence ministre da si tenir compte jël li si baax ñi si am war a am normalement ñu jox leen licence ñi si war a am ñu éliminer leen ñu leen bu leen yoon mun ngeen kiiwaat postulé waat encore loolu la am léegi nag ministre bi ni ko comme dañuy am confinement maladie bi ñëw si dal suñu kaw mais conseil des ministres sax ñoo ngi koy def à distance lañ koy def télé distance lañ koy liggéey ministre bi ni kon dañuy comme mënuñu toog bloqué nit ñi aussi ni opérateur économique la dañu am seen ay alal am seen ay partenaires ñu war liggéeyal dañuy jël kii bi dañuy jël commission bi ñu def loolu ko à télé ñu travaille à télé distance vidéoconférence ku nekk liggéeyal sa bopp joxe sa avis moom mu bañ président Gaye Pes bi bañ loolu di wax ay affaire maladie mais fu ñu mën def conseil des ministres wax dëgg yàlla en vidéoconférence lu tax ñu mën nga def avis d'une commission ñu mën nga def vidéoconférence foofu la bëggee ay parce que ñoom ministre bu fi ñëw dañ lay takkal pot sëf la ba yow doo xam si loo nekk nga perturbé topp seen avis loolu nag la ñuy bañ ñun suñu bañ ñun dañ koy bañ parce que gis nañ ci étranger yi muy wax étranger li ñu apporté si réew te étranger kenn du ko stigmatisé gis nañ dëkk yi stigmatisé étranger fu ñu mujjee gis nañ dëkk yi étranger mu ne le Ouganda c'est l'un des pays les plus développés de l'Afrique am ci nan tudd am autosuffisance alimentaire mais bi ñu dàqee kii fu ñu jëm bi ñu dàqee étranger fu ñu jëm dëkk bu nu mujjee le Kenya bon loolu laa bëggoon leeral rek. di xaar si yeneen question ñu gën ko développé. léegi li ma la bëggoon a laajaat pour daal maanaam mu gën a leer wax nga fi ñoo xam ne dañuy wuti ay partenaires étrangers mais man li may wax mooy lan moo tax ba sénégalais seen biir. mënoo leen booloo comme ça ngeen gën a nekk ngeen gën a am doole parce que am na fi ay marché nekkul yéen ñii fekk sax. entrepreneur yu bëree bëri léegi la ñu lancé ay marché yoo xam ni li ñuy laajte pour nga soumissionner. doo ko àttal benn exemple ci Ila Touba bi lan moo tax ba mënoo leen a boole comme ça ngeen gën a am doole. non parce que gis nga aussi Sénégal dafa am aussi benn taar bu fi am quoi opérateur économique yi. ñi fi am seen xam-xam presque kenn du leen dimbale. kenn du leen dimbale yow da ngay am sa idée yu baax mais boo demee si banque yi lu ñu lay wax mais li ñu lay laaj yow garantie bi ñu lay laaj boo ko amoon doo wuti leneen loolu aussi dañu bëggoon état bi jàppale ñu si loolu parce que vraiment on est un peu fatigué yow lu nekk yaa koy defal sa bopp léegi nag boo mënul def sa bopp il faut nga am koo defal partenariat boo mënul defal sa bopp
il faut am ko defal sa partenariat. moo tax ñu merewuñu waa GAIPES yi nga xam ne dañuy wuti ay partenariat ay gaalu espagnol. ñii wuti ay gaalu portugais ñii wuti wàll ay indonésie ñi wuti ay gaalu turc. mais coow lii am yëpp nag et le ministre dans tout ça ministre bi moom ban taxawaay la ci taxaw. man daal comme Ahmed ni mu la waxee. man depuis temps Mbaye Diouf. ba xam ni ministère de la pêche nekkul woon ministère. nekkul sax secrétariat d'État. man boobu maa ngi nekk si port bi di liggéey. bien que si cargo yi laa nekkoon di dem di ñëw quoi parce que je suis un officier de la marine marchande. mais dama ni la bi ñu ko intégré ministre de la pêche. pêche mi ngi nekkoon si agriculture dañ ko daan boole agriculture élevage. si biir pêche si biir agriculture la daan bokk. ministre de l'agriculture moo ñu coiffé moo ñu coiffé woon. dama ni la mosuma gis ministre bu gën a regardant ministre bi. ban bii nii. mosuma gis ministre bu ko gën a regardant man dama lay wax loolu de te yàlla rek a tax may wax nag. ak weeru koor bi. liñ doon ñuy tuuma ne xaw ma licence yi. dama ni la mosuma gis ministre bu regardant comme ministre bi man c'est pas la première fois ma demande licence c'est pas la première fois ma am licence mais dama ni la ministre yi fi jaar yëpp laa la wax c'est le plus regardant. c'est le plus regardant. mais kon problème mu licence yi ñuy wax nag. ba pare waxuma loolu. regardant ba pare jaar nañu si yoon. ah bon. jaar nañu si yoon moom ay service am moom service am dañuy jaarale si yoon. waaw jaarale ñu si yoon billaahi wallaahi maa ngi koy waat daf ñu jaarale si yoon. daf ñu jaarale si yoon. te c'est le ministre le plus regardant parmi tous les ministres de pêche qui sont passés ici c'est le plus regardant man maa la wax lii. waaw mais kon problème bi kon fan la. mais problème bi moom ministre bi li mu la wax nii regardant boobu. waaw xëy na loolu. moo tax gars yi di ko xeex. moo tax gars yi di ko xeex. déet ku regardant kay nag di jaarale mbir mi yoon lu ñu lay xeexee. mais Sénégal yoo xam nga ñu ne Sénégalais lañu. jaarale yëpp yoon di liggéey. jaarale yëpp yoon lay jaarale yoon. ñu lay attaqué. ñu lay attaqué parce que dañu bëgg sauvegarder seen monopole bu fi ñëw ñu xoxatal la dans les 48 heures comme nañ ko de l'état de grâce les 100 jours ñu xoxatal la loolu la. loolu lañ bëgg a def. loolu lañ bëgg a def 52 licences yi SAER di wax na. 52 licences amul 52 demandes la ay dara 52 demandes la ministre wax na ko plusieurs fois 52 demandes la mais ku mu neex nga laaj mais du ñëppay am te flotte bi la wax flotte bi fi ñu bëgg leen dafa bare ministre bu ko neexee mën na joxe 1000 licences parce que man mën naa la wax en connaissance de cause pêche bi saturé wul ñun suñu bateau yi ñu am ñun les anciens armateurs si laa bokk changé wuñu système de nappin bu. ba tuwaay yi bàyyoon ba léegi moom la ñu nappee saturé wuñu waaye chaque jour dañuy jiin suñu ministres yi ne ni ñuy joxee licence yi aux étrangers loolu moom xam nga amoon na fi jarul ñuy tudd ñu fi nekkoon. waaw dégg nga. waaw amoon na fi. waaw bii tamit ñëwaat encore ñu newaat problème mu licence de pêche licence de pêche. kii daal parce que dañu jàpp ne dañu koy wanteer. kii lu ma la mën a waatal. waaw lu mu la waatal. lu mu la mën a waatal mooy joxewul benn licence boo xam ni moom moo ko autorisé. licence yi ñuy signé fan yëpp. dafa fekkoon. mu nekk en cours mu nekk en cours. yani madame Aminata Mbengue moo ko joxe. yeneen yi kii rastafurlah Omar Gueye moo ko joxe woon. kii joxeegul benn licence. kii signé gulal kenn benn licence den am ma jox la licence directe amul ñëpp amoon nañ promesse licence yi mu fekk yëpp da moom joxewu ko kenn ñeneen a ko joxe woon. mais yow El Hadj Niang li ngay wax nii xam mais amul man mën naa la ko tegal soo bëggee ma dugg sama bureau léegi génn la kii génn la document yi maa ngi document yëpp ñoom ñii xam nañ li may wax moom ñi may déglu nii te bokk si beneen camp bi xam nañ man li may wax dëgg loolu dëgg dama ñu la ministre bi joxeegul benn licence bu bees moom mu xam ni moom moo ko autorisé moo la jox pro licence bi ministre bi joxagul kenn promesse de licence. mais pourquoi ñëpp taxawuñ ne nañ leen def audit. mais déglu ma parce que ministre bi. promesse de licence. balay am day fekk commission bi statué mais commission baa nga doon statué le 17 bii le 17 avril. avril bii passé. avril passé la commission ba ministre ba mu faloo ba léegi le 17 avril la commission bi door a statué te kenn xamu ko si dara dégg naa nag moom mu wax mu juum mu dem benn erreur keroog président GAIPES maa ngi koy jégalu def na erreur bu mag a mag. parce que gaal boobu muy wax di stigmatisé 9800 fu yàgg 9889 kooku erreur la bu glissé si document bi ñu joxoon waa commission bi pour ñu saytu ko benn fu yàgg 9889 daf si glissé mais bokku fa 9889 promesse de licence bu mu bokkoon bu Aminata Mbengue Ndiaye moo ko joxe woon Omar Gueye moo ko joxe woon 2017. dama ko bëgg a leeral moom monsieur le président mu xam loolu ni erreur la def loolu erreur la bu glissé erreur de frappe bu glissé dugg ci demande de licence boobu bi commission waroon saytu le 17
promesse de licence boobu ñu 9 en 2017 Omar Gueye moo ko joxe woon. c'est que li nga ne licencié Alioune Ndoye joxeegul benn licence. joxeegul benn licence bu ñu la déggee dinañ jaaxle. joxeegul benn licence xam nga lu ñuy wax monsieur le ministre signé na xëy na talon de licence bi mais joxewu ko promesse de licence ba Omar Gueye moo ko joxe woon yenn yi madame la ministre Aminata Mbengue Ndiaye moo ñu ko jox. mais lu wax coow lii yëpp nag yéen ñi nga xam ne yéen a fi ne yéen ak ñoom yëpp sàkku leen ñuy auditer mbir mi leer. mais audit sàkku nañ ko bu yàgg. ministre keroog am na ko toog ak benn un responsable un directeur du ministère. toog na wax ko ni ko yow yéen a bañ audit. ñan ñoo bañ audit bi. ñiy coow rek. déet ñuy coow kay ñoo bañ audit bi. ñoo bañ audit bi xanaa ñoom dañ cee tax dara wala dañ cee bénéficié wu loo xam ne bu leeree àdduna tukki. mais comme waa ji daal keroog leeral na leen ko le délégué du ministre là bi ñëwoon di wax si télé bi leeral na leen affaire yi si nekk waaw. am nañu audit daal ñoo xam ne sawaruñ ci. sawaruñ ci waaw. ku nekk nag da ngay am sa droit de réserve parce que man dama la wax ni liggéey naa dans l' administration am na loo xam ne mun ma ko toog fi di ko wax waaw mais dama ni la ñoom li ñuy wax naan. man am na benn membre GPS bu génnoon keroog wax ju rafet parce que tout ce qu'il a dit il les a basés sur les critères scientifiques ñu nañ yokk doore korot dana liggéey xam ressource bi li fi des ñu dooraa mun joxe licence loolu ñun ñëpp on est partant parce que looy def da nga sur des bases scientifiques loolu ñun on est d'accord on est partant mais toog fi naan dañuy jeexal géej geeg dañuy jeexal géej te xamuloo te yow te jeexal géej gi yëpp yow da nga am sa zone boo nga xam ni zone privilégiée zone de no man's land yor yaa fay napp te foofu la richesse bi fa la nekk richesse bi yëpp fa la nekk dans les moom la ñuy wax les fameux 6000. xanaa dañ koo autorisé ne ko yow rek yaa fi napp. mais gaal yëpp fa lañ nekkoon mais xaw ma ban quel genre lañ fexe ba dàq la ñu génn si biti ak les bateaux de petite taille. waaw ñoom ñoo fay napp te zone boobu rek moo am zone bu nga xam ne moo daal c'est la zone qui devait être protégée mais ñun suñu bateau yi ñuy wax bateau chinois yi ñuy jiiñ nii. waaw bateau chinois yi ñun on commence à pêcher à partir des 12 000 de la côte. jëm kaw yi ñoo ngi 35 000 ñoo ngi 45 000 parce que on a que des licences pélagiques jën bu nga xam ne Sénégal mënu si dara ak des jën bu nekk si profondeur bi nga xam ni bateau Sénégal yi n'ont pas la puissance pour pêcher là bateau espagnol yi ko mën bateau italien yi ñoo ko mën a napp waaw. léegi yéen seen digganteeg yéen industriels yi seen digganteeg artisans yi nan la demee léegi gars yi di leen ŋaañi di leen critiquer de. mais ñi ñuy ŋaañi mooy ñi nekk si tefes gi ñoom ñu xëy na ñoom la ñu monté te xamuñu lu xew parce que dañ leen réer di wax bateau chinois mais dama leen du bateau chinois rek ñoo nekk Sénégal bateau espagnol yaa ngi fi portugais yi français yi ñëpp ñu au Sénégal. mais nu ñu war a def ñoom ba ñoom it ñu ciy yëg seen bopp daal. mais ñoo ngi si yëg seen bopp. dama la wax ne la man il faut tudd chinois bu ma tudd chinois il faut tudd leen ay dara dama ne la ba chinois yi ñëwee fi ba léegi. nga ne pêche artisanale ñu ngi ciy yëg seen bopp. dama ne la ñi dañuy yuuxu bari na ñi daan dem Espagne. di dem Italie di dem Madère di dem si île yi. di def Barça wala Barsaq. ñooñu fi ñu daan jógee si tefes gi lañu daan jógee la majeure partie. waaw est-ce que déggate nga ko temps yi mu amati. est-ce que corona ji taxul wala. déedéet. lu mat at a ngi nii wala ñaata déggatoog lu bare parce que xale yi nekkoon si tefes gi yëpp ñoo ngi ñëw di liggéey si ñun léegi. ñun on emploie 10 800 dockers par semaine. xale yi doon ñëw fii yëpp di tambal ñëw 10 800 dockers lañ jël par semaine. docker bu si wàcc minimum di nga yóbbu 5000 6000 sa kër par jour kooku mu ëpp SMIC bi fukki yoon ak juróom-ñett 10 800 docker par mois. école formation maritime danaan former ay xale état bi amul fu mu leen dugal day former rek amul fu mu leen dugal mais ba fi suñu mbokk yi ñëw ba léegi ñëpp la ñu embauché. mooy chinois yi. waaw ñëpp la ñu embauché. mais xanaa li nit ñi daw dem ci ñoom moo tax fiiraange gi di dugg. mais Adja dama ne la ñaan naa la yàlla na ko yàlla mais moom nga ñëw rek nga def sa micro trottoir nga laaj apport bi léegi tout le monde Sénégal tout le monde est devenu mareyeur. chinois yi bu ñëwee dañuy jaay seen jën fii ñëpp sedd si bu nekk am sa wàll lii bu demee Afrique lii des si réew bi lii des si dëkk bi 10% yi dellu Chine. chinois yi seen gaal day ñëw dañuy toog 3 semaines astafurlah 3 marées door a am benn conteneur bu mun a dem Chine donc jën bi yëpp ñoo koy jaay dans la sous-région à la CEDEAO dañ daan dem ba Nigéria di fa yóbbu jën di dem ba nan tudd Burkina di fa yóbbu jën romb ay Côte d'Ivoire ay Togo di fa yóbbu ay jën Ghana. bi chinois yi ñëw nag ñëpp si gis seen bopp fii ñëpp si gis seen bopp waaw. am na suñu ay jigéen yu fi nekk. waaw dama ñu la benn engin guri moo daan débarqué si port bi benn guri kese moo daan débarqué si port bi
mun naa tudd tur bi am so SDV moo ko fi amoon. léegi y' a plus de 20 grues dans le port. Kalmar mooy liggéey di conteneur bu yow fees del li ngay yëkkati di ko déplacé. c' est des ça coûte des centaines et des centaines de millions benn fi amoon di liggéey fii di liggéey mool 1 léegi 4 ou 5 ngi si port bi. usines yaa ngi fi tëj usines yi chinois yi usine bi gën a mag Sénégal ki ëpp lu mu exporté au Sénégal léegi suñu benn jigéen moom mooy usine muy FT2 pour le citer ak Delphinis ñoo fa ëpp lu ñu exporté yëpp c' est grâce aux Chinois et aux Turcs moo tax ñuy liggéey bañ fi déggee tëj kenn topp tawu leen woon bi Chinois yi ñoo la usines yëpp tëj ay jeunes créé seen usine tëj fi di liggéey di exporté waaw koo gis ñi nga romb suuf sax ñooñu c' est des exportateurs. d' accord léegi laaj bu mujj bi nag El Hadj rek. Sénégalais yu bëri nag dañ koy wax de. ne daal jën yu baax yi daal gars yi dañ koy napp yóbbu bitim réew ñun nag moom ñun la ñuy bàyyi ak yaboo jeeg coxo ji géej gi yëpp da ngeen koy vidéo yóbbu bitim réew. Ahmed foofu nag moom la ñu waroon commencé sax. ah gars yi dañ koy wax ci mbedd bi. Ahmed waaw ñoo ngi dugal si bopp nit ñi dox si maayanu nit ñi. ni ko xale yi waxee man ba Chinois yi ñëw ba léegi. waat naa ak si yàlla li ma gis si coof. mosuma ko gis dans ma vie mosuma ko gis dans ma vie je ne l'ai jamais vu dans ma vie loolu intoxication la ñuy def jën dafa manqué mais keroog am na ko wax seen plateau seen beneen télé ñu demoon ñu ni léegi kii bi dafa bëri jën nan tudd plage yi dafa bëri jën lu tax plage yi bëri jën parce que usines yi daan jël seen coof yi dali ko yóbbu bitim réew doxatuñu donc coof bi daf fi des par force ñoom ñooy jaay coof bi seen usines yooyu ñoo daan jël coof yi di ko jaay di ko yóbbu en Europe waaw parce que coof bu jaree fii kilo 2000 francs wala 3000 ça coûte 10